ban mu dugg. Wally defal ko sa bopp. Jigéen cas ay da demal. Laye Fall ok yaa ngi ci dégg ah. Laye Fall lu koy jingal waay. ok jigéen cas. xool ko Laye Fall moom du wàccee ne pour dañuy waaw actu politique bi tey liñ ciy waxtaanee moom moo di sortie de Sonko bi il y a Aliou juste Ba mooy réaliser bàyyi leen Laye Fall. Aliou Ba. Aliou Ba moo ne foofu di Aliou Ba tu es bon waaye daje bi ñëwagul de waaw waa ñu wax ci point politique bi sortie de Ousmane Sonko bi nag la ñuy rek wëyal ndax am na yaa 4 jours juste mais réaction yi dafa commencé mel ni lu nekk vague ci ñi féete ci task force bi mun nañ ko wax ñi féeteek président Sall ay ndawam yi nga xamante ni ñoom ñoo koy jàppal tànk président Sonko nag ba mu génnee dafa rek daal di jeter le discrédit ci gestion wu njiitu réew mi Macky Sall ci wàllum Covid 19 bi gis nañ muy wax ni lu toll ci benn milliard boo xamante ni dañ koo luubal jëm ci fañ ko waroon dugaluñ ko fa mi ngi dem daal di wax ni itam moom ba tey nii li nga xamante ni kon moom moo di gestion bi buñ koy seet sax njiitu réew mi da cee laj ji dem bay wax ci vaccin bi sax ni warul nekk obligatoire kenn waru ko forcer kenn te dañu war a wax li nga xamante ni moom moo ci dëgg wax itam ci li nga xamante ni moom moo di yorin bi ba ci confinement bi ne d'accord ñu def ko tey ji génnee ci ay éléments am yoo xamante ni moom moo tax muy wax ne dañ ci war a am ay limites ba joxañ baaraam tuuma tamit njiitu réew mi Macky Sall ci tournée bi nga xamante ni moom moo ko def te mu explosé cas yi te laataa loolu ci weeru mai mi ngi jotoon benn kon rapport bi nga xamante ni moom moo koy xamle ni Delta mi ngi ñëw ci réew mi waaye dafa mel ni ku ko gisalul boppam da koo gëmm ci kanamam def li muy def ba tey ji conséquences yi yëpp moom loolu nag mel ni lu metti loolu moom ñi wër ak moom même bu dee njiitu réew mi Macky Sall metti na ko wala boog bàyyi na ko xel amu ci réaction waaye kii bi mel ne Abdoul Mbow ak Moïse Sarr moom xorom nañu nuñ ko mën a waxee bu saf sàpp ndaxte comme ci mëninam rek Sonko fu mu génnee wax tamit ku ci mel ne Abdoul Mbow moom du ko may fu mu naanee ñeex ndax ñi ngi gis ni dañuy mel ni dañuy sànnanteeg mbartu yi ndax ki ci booru Pastef itam ñoom ñi ngi indi ay tontu di soutenir yi nga xamante ni moom moo di parole Ousmane Sonko yi Abdoul Mbow nag dafa jàpp ni bu tey ji Ousmane Sonko génnee ne gestion bu Macky Sall bi daanaka mun nañ koo taxañ tëmbal ca mbalit ma te li ci xaalis dañ koo rek daal di luubal dafa rek jàpp ni loolu waxu politicien bu perte la ak politicien boo xamante ni la moom Ousmane Sonko dafay profiter ci détresse boo xamante ni askan wi dañ cee nekk saa suñu jaaxlee rek mu daal di fay accepter li nga xamante ni moom moo di communication génn lëmbaaji xelu askan wi mu servir ko benn maillon boo xamante ni la ngir mu amaat jëmm wala ñu koy fàttaliku mel ni koo xamante ni dem na ba dugg ci benn koñam daal toog fa def pataaral munu ko chaque jour nag day xool fa nga xamante ni njiitu réew mi def na ko mu coppatee ko fa ngir jaxase kook askan wi ci boobu lépp même moment la Moïse Sarr génn moom nekk responsable yi am itam ci APR daal di ñaawlu bu baax li nga xamante ni moom moo di démarche Ousmane Sonko ndax moom jàpp na ni bu toogee tey ci di ŋàññi li nga xamante ni moom moo di vaccin bi moom mooy bëggul askan wi te dafay bëgg saa su ne di versé wu ci populisme maanaam bëgg ku ko déglu bëgg ne man maa fi nekk maa xam lii maa mën di loolu rek lay wane ci kanam askan wi te saa su ne su waxee du ci am benn preuve mi ngi mel ni milliards yi muy wax ni dañ koo luubal ci li nga xamante ni moom moo di kon li ñu waroon def ci Covid 19 bi dem na ba wax ni fi mu nekk nii opposition bi li waroon nekk seen kon taxawaay moo di rek ñu booloo woon xool nu ñu mën a ñaaxee askan wi ñu dem ñàkku ji au lieu que ñu toog fii nag naan vaccin bi baaxul ak di tardé li nga xamante ni moom moo di travail bu chef de l'état bi ndax ñoom dañu jàpp ni Covid 19 bi ennemi commun la te kenn ku ci nekk waroo ci ñëw di servir pour di yàq xelu askan wi ak di wax ci élection yi dañ koy waaj daal di labaj jaarale ko ci li nga xamante ni moom moo di rek kon Covid 19 bi ak fichier électoral bi nañ ko rek daal di kon tëggee Abdoul Mbow jàpp ni opposition bi dañuy mel ni opposition bu xamul fu ñu jëm lañ ndax gis nañ ne ci fichier boo xamante ni 2012 moom la ñu gagné woon gagné ci législative yi tey bu ñu ñëwaatee itam di ko rek daal di ŋàññi dafay mel ni ñoom daal amuñu taxawaay bu dëgër ci kaw loolu nag la ñu gis ni fi mu nekk nii arène politique bi saa bu kon Ousmane Sonko génnee rek dafay rek daal di yëngu fi mu nekk nii plateau télé dañuy wax ni waa APR pour nga invité leen fa c'est un vrai problème
communication bi dafa mel ni dañ koo rek daal di dakkal dafay mel ni amuñu argument yoo xamante ni yu leer dañ ko mën a teg ngir mën a weddi Ousmane Sonko chaque jour kàddu yoo xamante ni daf koy indi ne am na fu mu ko teg te am na ay preuve mu jaaxal leen nag ana naka lay mën a def ba ay yenn ci ay rapport yu ñuy wax ni ñoom dañu koy am wala moom ay preuve yoo xamante ni daf koy am léegi nag foofu noonu nag la ñu accès li nga xamante ni moom moo di kon débat bi tey jii nga xamante ni moom moo fi mu nekk nii lëmbaaje xelu askan wi ñii di accès wu si Ousmane Sonko ndax li mu wax dëgg la APR yi nekk ci beneen wàll itam di ko xupp ak di ko ŋàññ ne li nga xamante ni daf koo def jubluwu si dara rek lu dul kon utiliser ko ngir lëmbaaje xelu askan wi kon Ameth tey jii lii lañ indi woon mu di sànnante mbart bi nga xamante ni moo am diggante waa Pastef ak waa APR. merci beaucoup Aïda Mbène man je pense que la dernière fois nag c'était un discours vraiment responsable un discours d'homme d'État boo xam ne mobiliser na nit ñi man loolu laa bëgg parfois ñuy jàng ci affaire yi quoi au moins mobiliser nit ñi ñu def attention par rapport ak mbas mi. et ñi bëgg a ñàkku ji nañu dem ñàkku ji. et c'était la première fois ma dégg ko mu waxee noonu. et je pense que ne le plus important instant yi mooy mbas mi quoi. maanaam affaire politique politicienne yeeg coow yeeg seen yi. nañ ko teg parce que inondation mu ngi nii di waaj a dooleekuwaat ci mbas mi donc nañu régler cas yooyu. régler cas yi kaawu Covid bi. après kaawu politique bi nañ bàyyi ba ñu génn ci situation yi nii quoi li waaj doon wax fi mu toll nii wax dëgg yàlla nañ ñu may ba ñu xar géej gi ba pare waaye may leen ñu xar géej yooyu yëpp ba ñu lijjanti Covid beeg inondation beeg politique beeg xastante beeg joxarbante bi ba ñu toll ci leen. ah Babacar spécialiste du am moom paccax gi ci biir ndox ñoom li ñu bëgg mënul nekk Ousmane Sonko il joue son rôle maanaam posture opposant moom la yor et c'est normal parfois que ci yenn gestion yi wala ci yenn moment yi bu ñu fa tolloo que mu génn aussi di waxtaane ci benn contexte bi alors pourquoi tey quand je vois au niveau de l'observateur quotidien ci xëtam bu njëkk Ablaye Fall xam naa bu ñu ko joxe c'est la même question qui se pose pourquoi parce que Ousmane Sonko il est venu avec des arguments quoi que l'on puisse dire parce que tey aussi quand on dit Macky Sall un général seul au front. Pourquoi? Parce que ci gestion Covid-19 bi les critiques yi nga xam ne am na ci côté opposition bi bien vrai aussi ñi nga xam ne ñoo nekk aussi ci société civile bi lépp dafa dal ci kaw Macky Sall. Il y a des explications qui devaient sortir du près de Abdoulaye Diouf Sarr son ministère en même temps aussi ñi nga xam ne ñoo nekkee ci APR bokk ak Macky Sall pour di mën a joxe des arguments yi nga xam ne day ñu maanaam pour contredire ce que Ousmane Sonko dit wala ce que certaines personnes disent su féetee ci société civile bi mais Ousmane Sonko ils n'ont rien à lui dire parce que c'est un politicien un opposant buy jouer le rôle d'un opposant pour ñëw di critiquer et que cette fois-ci moi je pense très bien que ni critiquer pour critiquer ndongu mais il a parlé sur des bases yoo xamante ni yu jot a seetlu wàlla lépp daal di ci bokk tam ci wàllum gestion bi surtout les 1000 milliards qui ont été dégagés pour aider les Sénégalais mais aussi par rapport ak li mu wax ci wàllum takk masque yi il a été responsable ci wàllu boobu mais tamit c'est normal que critiques yi mu indi tey ñoom fi ñu war a taxaw leen kese la Abdoul Mbow bien vrai il joue aussi son rôle étant partisan président de la République mais il est bien parfois que dañuy indi ay arguments avec aussi des explications yoo xamante ni mën na jox Sénégalais lu leen di convaincre ci benn wàll mais ay diw sangam nangam diw sangam nangam te dañoo tollul sax foofu parce que man au début je me disais que ni il est temps pour que ñuy mettre en place wala ñu teg lépp loo xam ne wàllum guerre la ay rayante te ñu fexe àndoo nekk benn pour fexe xeex mbas mi ba mu dem après nag les critiques et du genre aussi ñu doo ko teg mais quand on voit aujourd'hui tey un certain docteur Babacar Niang qui dit carrément que tey dafa am na loo xamante ni wàllu luubal la ci li nga xam ne moo di wàllu matériel li Bougane Gueye Dany qui confirme de l'autre côté ci wàllum gestion Covid-19 alors que ce sont nos milliards qui ont été dégagés pour aider les Sénégalais très bien malheureusement le quotidien bi nga ko fi waxee dañoo génn pour démentir ko c'est docteur Babacar Niang qui confirme encore Bougane Gueye Dany Ousmane Sonko encore qui nous parle des milliards yoo xam ne kenn xamul fu mu jaar et ce qu'ils ont à dire c'est très simple c'est qu'ils donnent des explications yoo xam ne yu sophistiquées la mais nañu jox aussi loo xamante ni ce sont des vérités maanaam dogmatique lay nekk les Sénégalais di ci basé wu gëm ko plutôt que ñu nekk fi di critiquer pour critiquer ça n'a pas de sens te buñ ko mënee nañ dimbali seen leader di Macky Sall parce que sonn na et il a besoin des personnes qui peuvent être à côté de lui pour jéem a épauler mais aussi joxe des explications yoo xam ne lu leer na mën nañoo tëj waaw ñu tëj daal di dem xooli di gan di gaaw ayca merci beaucoup di jaajëfal képp koo xam ne yaa ngi ànd ak ñun Adama Thiam